asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu ñu leen di nuyoo seen site bi nga xamante ni moom mooy www.taysir.org fas yéene ànd ak yéen nag ci gàmmu Tiwaawan nekk guddib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko ànd ak yéen ci burdu yi ak jotaay yi nga xamante ni amal nañ ko ci biir dëkk bi loolu yëpp seen site taysir.org ànd ko ak yéen tey jii nag nekk bëccëgu gàmmu gi nekk suba gàmmu gi ñi ngi fi nga xamante ni moom mooy buntu Tiwaawan nekk garage gare routière bu Tiwaawan suñu xoolee la ca commencé ca bopp dëkk ba dugg ba ci biir fi nga xamante ni fi mooy diwaanu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy di responsable moral ci dayratul Moustarchidina wal Moustarchidat moom nag fii la fekk baax fii mooy diwaanam ba tax na ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi di Moustarchidi ñoom ci suba teel ñi ngi taxaw ngir teeru li nga xamante ni mooy seen kilifa di seen responsable moral di Seydi Mouhamadul Moustapha Sy teeru bi nag yàgg nañ du koy amal dayratul Moustarchidine di koy amal ginnaaw bisu gàmm ñëw nemmeeku jëlaat seen cofeel daal di renouveler waat li nga xamante ni moom mooy seen pas-pas ci seen diggante kilifa loolu gis nañ ci mbooloo bi ay nit yu bari jóge fu nekk ay mag ay ndaw ku ci nekk rek ak li la tax a jóg waaye tamit ku ci nekk ak sa cofeel ci seen responsable moral gis nañ tamit discipline bi fi am mu mel ni boo commencé ci bopp dëkk bi ba ñëw ba ci këru Seydi Mouhamadul Moustapha Sy xale yi ñu ngi ko jalonné taxaw mag ñi ñu ngi taxaw ndaw ñi ñu ngi taxaw góor ñi ñu ngi taxaw loolu yëpp bokk ci li nga xamante ni moom la ñuy màggalee bisu nabil di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa gi yow nan nga tudd yéen noo tudd sëñ bi Salif Mbaye dafa mel ni yéen Sam Ndiaye la de section Sam Ndiaye waaw section Sam Ndiaye la kay tey mën nañu xam lan ngeen di yëg dëgg-dëgg ginnaaw ba ngeen taxawee pour teeru ki nga xamante ni mooy seen responsable moral naa kontaan rek ak yow yëg tawfiix gu macha allah di ñaanal su responsable moral yàlla saam ko aar ko laq fa yàq eggul yàlla defal ko mu ñëw si jàmm ñu gàmm si jàmm mu ñibbi si jàmm allahuma amin ñaan yooyu am na solo waaye tamit suñ ne góor ñi kilifa yi taxaw nañ ñoom tamit tey bëgg nañoo xam teertu bii lan lay def ci yéen waaw ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan ci mbokk yi bu baax a baax ni nga ko defaree rafet na trop macha allah ak yar bi ak discipline bi di ñaanal suñu kilifa mu yàgg fi lool te wér sàmm ko laq ko loxo yàqat agul yàlla yokku xam-xam yokku leeru dënnam ba mag taxaw bi mu taxaw mag ñi mu gën a jëm ci kanam lépp luñ ci seen ci diini ji lépp yàlla ko remplacer ci barke yonent bi di ci kontaan bu baax a baax ndax bu ñëwee fii rek yëg-yëg bu baax a baax la ñu am ci suñu xol ci yonent bi ci moom tax lépp moo ñu ko xamal moom moo tax bu ñuy daal kontaan te bu wér la ñuy àndal te di ko ñaanal bu baax a baax ndax li mu fiy jëlee ci xam-xam ak leer kontaan nañ ci biir di ko ñaanal mu la mu yàgg fi loolu incha allah ci kàttanu Yàlla suñu borom amiin incha allah xam naa ñoo ko déggandoo lii nag bokk na ci li nga xamante ni dafay nekk ndorteel ci lii di daayratul Moustarchidine wal Moustarchidat ba tax na jigéen ñi tamit kenn demul ñu des kada yaa ngi nii taxaw yow noo tudd ak foo dëkk Maguette laa tudd. Maguette fan nga jóge Kër Saar. tey nga ñëw ci teertu bi ana yan kàddu ngay yëkkati kontaan nga de kontaan naa moom. Sëriñ Moustapha jaral nañ ko. kon mun nañoo wax ni daal gàmm gi commencé na soxna si yow nan nga tudd man Asige. fan nga dëkk Louga. tey nga ñëw ci teertu bi yow yan kàddu ngay yëkkati yaa ngi ci taysir.org ñëw ngir bëggal Sëriñ Moustapha Sy rek ngir ñëw taxaw ko ci bis bi ànd ko moom ba keroog muy jeex kontaan nañ trop nag moom Sëriñ Moustapha lu mu bëgg mu xam yàlla na ko yàlla defati ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon gis nañ ambiance bi waaye nag suñu demaatee tuuti ni ma leen ko waxee rek kade yi gis nañ ni fépp foo leen fekk yaa ngi gis discipline ci xale yi yaa ngi gis yaru waaye tamit yaa ngi gis ñu def ay tenue blanche loolu yëpp bokk ci ay symbole yi nga xamante ni moom lañ leen yaroo gis nañ ambiance bi ndax buñ ne xale yi waa ay ca dem Ndakaaru jaar Yaraax jël fa gaynde Cheikh Tidiane dem Ndakaaru jaar Yaraax jël fa gaynde
gaynde yóbbu na gaynde fonku leen ko lambi diine sajina doomi soxna ngembo kon nag gis leen ambiance bi ma nekk nii mu mel ni ndaw ñi jamono ji pikiiru nañ ngir nag jëm ci gàmmu gi waaye loolu yëpp ñu fàttali ñu ngi war a teeru ki nga xamante ni mooy Seydou Mouhamadou Moustapha Sy kon dañuy daal di ànd ak yéen rek ngeen xool yeneen yi nga xamante ne am na fii ci bërëb bii nekk kër Seydou Mouhamadou Moustapha Sy. waaw sëñ bi yow na nga tudd ak foo dëkk. waaw balaa may wax maa ngi lay nuyu di la gërëm man maa ngi tudd Ababacar Ciss dëkk Pout. village bu ñuy wax Xay Séeréer. waaw Ababacar tey gis nañ dafa mel ni mbooloo mu takku ñu ngi fi daje nekk waa dayratul Moustarchidine wala Moustarchidaat ak taalibe yi tamit ak soppe yi ñëpp nag ñu ñëw ngir teeru ki nga xamante ni mooy jëmm ji tey yan kàddu lañ mën a jàpp ci bisu bëccëgu di marqué li nga xamante ne mooy début gàmmu gi. waaw parce que bis bi dafa nekk bis boo xam ne bis bu rëy la ci njaboot gi mu nekk bis boo xam ne bisu yonante bi la ndax ki tax tey ñu tal ko wax dëgg yàlla dafa liggéey ci réew mi loo xam ne kenn liggéeyu ko mu nekk góor goo xam ne fi mu toll nii ndimbal yàlla dëgg la am waaye tamit dafa def yitte ba am lii mais ci barke ne ki nga xam ne mooy suñu maam di Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokku leeram góor gi nag dafa nekk koo xam ne dafa liggéey ci diine loo xam ne tey li ñu mën a wax ne amul kenn ku ko liggéey ndax tey fi mu toll nii boo xoolee diine tey fi mu toll nii da doon jooy waaye léegi jooyatul ndax ki tax tey ñooy jooyatul tey diine ji kontaan na ndax góor gi ñuy wax ak Seydou Mouhamadou Moustapha Sy hafizahullahu wa ayyadu wa ra'ahu liggéey na tamit ci daayira bi ci xadra maamam ji sëñ Babacar Sy loo xam ne dañ ko ko fee bàyyil doon loolu ba tey mu ngi koy doxal waaye nag kilifaam ñëw tamit feddal loolu tamit xamal na ko fi mu toll mag ñi yoo la ñu dénk yoo la ñu jox. waaw tey jii gis nañ ni yéen yàgg ngeen di ñëw di amal li nga xam mooy teertu bi en tant que talibé loolu lan lay def ci yéen ci commencement wu ndorteelu gàmmu gi te demaguñ ci gàmmu gi. waa teertu bi nag loolu dafa nekk loo xam ne dañ ciy barkeelu rek mu nekk loo xam ne cislaay la bu ñuy jëlee pour mu ko yóbbu ci guddi gi pour mën ko yóbbaale fële ca course ba ndax tey génn góor gi nii ci teertu bi nii kooku ñun ci la ñuy commencé ci suñu bismillahi rahmaani rahim mais fële la ñuy yeggale muy alhamdulilahi rabbil alamin loolu moo tax na ñu ñëw pour teeru suñu kilifa ndax ay jamono dañ koy gis waaye dañ koy soppee dañ ko namm rawat na jamono bi nga xam ne dañ sew sawaan ñi kade yi dañ ko bëgg a gis ñëpp a ngi naan il faut que ma dem xool kilifa gi loolu sax du ñun waaye moom moo sàkku loolu ko ci njabootam ndax parce que namm na leen loolu tax mu bëgg a ñëw na gis njabootam balaa muy dem fële mun a saafonte ak ñoom ci wàllu leer ndax li ma doon ne nuuru xalaa nuurun xat aw daatu xikama tafiidu faydan xalal axlaax yallaahu ñun mën taxaw fii tey ndax ñun ci loolu ñu joxante ak moom te ak li ñu naan ifaada min ka ilayka moo tax tey ñu ñëw fi tey kon loolu daal la ñuy duggante ak góor gi mu andi leer ñu duy tamit tàllal suñu loxo yu baat leer rek ñun loolu mën tax a ñëw fii tey ci tertu bi ndax loolu am nañ ci mbégte wax dëgg neex yàlla kon ñu ngi jaajëfal suñu Oustaz Ciss mu nekk rek comme ni mu ko waxee cofeel bi nga xamante ni ñii di taalibe yi waaye tamit ñii di am jàmm ji ñëpp ki nga xamante ni ñëw nañ ci wàllu gàmmu Tiwaawan bi gis nañ ni fii dafa fees dell bay tuuru loolu nag tàmm nañ ko gis ci daayratul Moustarchidine wala Moustarchidaat mu nekk premier rendez-vous jëmale ko ci mawlid ci guddi gi laataa nag ñuy dem ci ziar bi kon mbokk yi ñu gën a demaat ci biir xool leneen ak li xew fi waa gis ngeen nag mbokk yi ba léegi ñi nga xamante ni ñi ngi fi nga xamante ni nag mooy ci buntu këru Seydou Mouhamadou Moustapha Sy waaye nag dafa am lu bees tàq loo xamante ni boo leen xoolee ci sama ginnaaw mu nekk ab immeuble bu mag bi nga xamante ni moo nekk résidence bi nga xamante ni lu bees la ci gàmmu 2017 bi mu tombé nag ñu doog koy ubbi waaye nag bokk na ci bâtiment yi nga xamante ni ay bâtiment de dernière génération la ñu équipé ko par des matériels techniques yi nga xamante ni de dernière génération la loolu yëpp ngir yokku xarañte waaye tamit gën a yokkaat jëmm ji ak tamit li nga xamante ni ñu ngi ko fii jëmmal fii ci bërëb bi nekk ci kër Seydou Mouhamadou Moustapha Sy loolu bokk na ci événement ak innovation bi nga xamante ni ràññee nañ ko ci gàmmu ren bu 2017 bi mu nekk bâtiment bu yàññi bii nii ñuy gis di fi dalal gani waaye nag di fi amal yeneen activité yoo xamante ni dina tax gën a
fësalaat waaye tamit gën a wanewaat dayo bi nga xamante ni gàmmu gi am na ko ndax bu ñu gisee ci bâtiment bi dernière génération la ak yenn matériels yi ci am loolu nag taalibe yi daal ci am mbégte bu rëy ba tax na dañuy daal di dem rek xool jox suñu micro ñenn ci ñoom ñu wax ñu naka lañ ko jàngatee ak ban yëg-yëg la ñu am ci li nga xamante ni mooy bâtiment bu yees bi ñu amal fii ci buntu kër Seydi Mouhamadul Moustapha Sy. asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokk yëpp di ziar xanaa di yëg sag rek di sagoo bâtiment bi di nekk tiitar ci ñun di ko gërëma suñ kilifa Seydi Mouhamadou Moustapha Sy moom du danc diñ sagal ñoo ngi kontaan bu baax ci bâtiment bi ak ci teeru bi ñëpp di sagla ci ñun wax dëgg yàlla waa Moustarchidine yëpp ñoo ngi sagoo bâtiment bi. waaw papa tur bi naka la. Ibrahima Sakho. waaw Seydi Ibrahima gis nañ boobu ba léegi yéen a ngi taxaw naaj bi tàng na lool waaye loolu yëpp cofeel ak nammanti ko kilifa gi ak tamit pas-pas bi tey bâtiment bii nii ni ko Hadj waxee léegi nii lan la def ci yow ak ban yëg-yëg nga ci am. xanaa yëg-yëg bu rëy rek di sag di ndam ci bépp njaboot da ngay yëg ni da lay wóor ni li ci kilifa gi def yow defoo ko ci waaye saa yu génnee sagal la kon nag balaa dara sax ñoo ngi ko ci nuyu di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yal na yàlla sàmm ko aar ko waaye adduna yëpp la ko defal koy Moustarchidine rek sa ndam la sa sag la te yéene nañ ko lu ëpp lii ndax méritam ëpp na lii waaye nag loo gis si benn lay tàmbalee wàññi boo gis rek si benn lay tàmbalee mais liñ ciy yëg daal mënuñu ko wax lenn ci li ñuy yëg rek lañ mën a joxe muy ndam ak mbégte ak sag boo xamante ni sagal nañu ko di ko ñaanal yàlla yal na yàlla sagal ko yal na yàlla fayal ñu ko amuñu fayam daal saa yu génnee sagal ba pare ni yéen la kilifa gu mel noonu nag boo ko amee doo mën lu di ko ñaanal foo toll yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla aar yal na yàlla dëgëral ko loolu daal lañ ko deseel mooy di ko ñaanal mais mënuñu koo fay fu mu génne sagal tabarkal kon nag ñoo ko gisandoo mbokk yi gis nañ li nga xamante ni ñoom yëg nañ ko wax nañ ko sag la waaye tamit yëkkati nañ ay ñaan jëmale ko ci kilifa gi yàlla na yàlla nangu ñaan kon nag mbokk yi dañuy daal di dugg nag ci biir ñu wan leen li nga xamante ni nag naka la ñuy teeroo sëriñ bi ci biir ci wàllu comité bi ci wàllu responsable yi ci wàllu cadet yi waaye tam ci wàllu collège yi ndax ni fi feesee noonu la ci biir feesee comme ni nga ko waxee loolu yëpp ngir feddaliwaat seen cofeel ngir nag waajal guddib gàmm gi nekk guddib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi ñu daal dugg ci biir xool li fa xew. waa gis nañ ñaan bi ginnaaw nag bi sëriñ bi génnee ci balcon bi ci la taalibe yëpp tàllali loxo ñi ngi gis mi ngi def li nga xamante ni moom lay def at saa su ne
taalibe yi nag gis nañ ñaan laa ngoog amin allahuma amin allahuma amin lii nag moo nekk li nga xamante ni mooy premier contact bi taalibe yi am ak ki nga xamante ne mooy responsable moral waaw kay xam naa ñoo ko gisandoo ñu ngi ak ki nga xamante ni mooy imam El Hadj Malick Mbaye bokk tamit ci comité permanent bi tey jii bokk ci ñi nga xamante ne ñoo ngànk ci wàllu doxul bi fii ci cadre daayatul Moustarchidine wal Moustarchidaat imam tey mu mel ni xol yi tooyaat na cofeel dugaat na fikir nañ ngir jëm ci gàmmu gi lan lañ yëg lan lañ ci mën a retenir. waaw effectivement xol yi tooyaat na cofeel yi feddli kuwaat na ndax lan ndax dañu amul ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du dund weer wi mu gane see àdduna te bu ñu amee cofeel ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn lañ koy sante muy Serigne Moustapha Sy responsable moralu daayiratul Moustarchidine wal Moustarchidaat bu ñu xamee kan mooy rasulullah moom lañ koy sante moom Serigne Moustapha bu ñu xamee kan mooy suñu boroom moom lañ koy sante moom Serigne Moustapha moo ñu jàngal suñu boroom moo ñu jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal mag ñi yonent bi am ñëpp ñi ñu bokkal jamono ak ñi ñu bokkalul jamono moo ñu jàngal ba jàngal ñu góori yàlla yi jiitu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku nag loolu mu séq ak ñun def ko ci njaboot yi moo tax bëccëgu tey bi njaboot yëpp daje fii ci ëttam bu tedd bile ci barabam bu tedd bile nga xam ni waa Sénégal a ngi fi waa bitim réew a ngi fi pour ñun ñëpp ñu ànd delloo ko njukkal ni ko ci gàttal Serigne Moustapha Sy jërëjëf. loolu mooy gis nañ ñi daan gis Serigne bi da daan ñëw wàcc doxantu ci biir mbooloo mi mu mel ni am na coppite bi ci am loolu naka lañ ko gisee. waaw xam nga coppite bi moo di Serigne Moustapha dafa am ñeewante ci njaboot xol bi dafa fees ak ñeewante te seetlu nañ ni bu daan wàcc fale di ñëw njaboot yi seen cofeel dina leen pousser ci du ñu mën a téye seen bopp da nga gis koo xam ne kii cofeelam dina ko yóbbee ba mu gaañ boppam yooyu nag lay ñeewantee njaboot yi yërëm leen ci ba di leen ko teggil ci façon bu nekk bu teyee mu yónnee bañ a ñëw ndax xam ne bu ñëwee dañ ko àttal tey jii moo tax ñu doon ko séentu mu génn fii waaye mu def ni mu defee boole nag ak njabootam maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy bi nga xam ni moom la tuddee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak maam Babacar Sy di mu tuddee Serigne Babacar Sy ñoom ñoo wàcc saafonte ak njaboot yi te loolu nag ishaara la
te al isharatu takfi liman aqal loolu moo tax moom seen gi ñu ko séenale doy nañu sëkk même bu ñu ko séenul woon sax du yokk dara ci cofeel yi du ci wàññi dara ndax suñu digganteeg moom du cofeelu bët mais cofeelu xol la cofeelu yëg-yëg la yàlla nañ ko yàlla fayal. cofeelu xol la xam naa li gën a yees te gis nañ ci bërëb bi yenn changement nekk ci wàllu bâtiment yu ñu amal jëmmal ko mu nekk lu am solo loolu yëpp jëmaat ci jëmmal ak tamit màggal li ñu toll. lan la ci war a mën a waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ko am moom lépp moom rasulullah moom lépp te Serigne Moustapha Sy li ñu jëkk a jàng ci moom mooy yitte ba mu xamee ne yonent bi la amal affaire ci lay yëkkati yitteem loolu Hakim ba wax ne ij'al xayaalaka saamiyan fala rubbama samatil haqiqatu bimtiqaa'i xayaali loolu moo tax mu yëkkati dimension organisation bi ba mu dëppoo ak dimension yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax li nga gis fii du alalu état du alalu benn pays islamique alalu Serigne Moustapha Sy la moo ni comme que état am na yu muy def di ci jàppale ay kilifay diine nee na man du ma xaar kenn ku ma jàppale damay tàmbalee sama effort bopp ak sama yitte bopp moo tax mu dafa fi infrastructure yoo xam ni amul benn ganu yonent bi buy wàcc Sénégal te mënoo fee wàcc tey loolu nag ci yitte la bokk ba tey ñu ko ciy sant di ko ci gërëm di ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla fay yiw wala sawfa yarda nag incha allah. kon ñu jox rendez-vous li nga xam mooy guddi gàmmu gi. waaw guddi gàmmu gi incha allah. di koy séntuwaat fañ ko daan séntu ci wàllu message. ci champ de course guddi gàmmu gi ci champ de course ak bu ñu gàmmoo ba ca ëllëg sa ci ziar bi ko njaboot yi di defal ndax fii ziar si wuñ ko tey dañu ñëw pour dalal ko accueillir ko waaye ziar bi ñu koy defal nag ëllëg la incha allah bu ñu gàmmoo ba ca suba sa waaye tey ñun ñëpp ñu ngi fanaane ca champ de course wéttili ko fa toog ak moom taatan message bi ñu jox incha allah taala. incha allahu taala kon xam naa mbokk yi yéen ñi nga xamante ni nag incha allahu rabbi taala kon nag mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp comme ni ñu leen ko waxee ci événement bi di leen di indi lépp li nga xamante ni mi ngi fiy xew ci wàllu gàmmu gi delluwaat ci gudd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nii nag lañ ko commencé ci ndorteel bi ci suba lañ fi gis mbooloo bu takku ñëw dajaloo fii nag dalal ki nga xamante ni mooy Seydi Mouhamadul Moustapha Sy loolu nag di gën a féddaliwaat cofeel loolu nag di gën a dundalaat xol yi ba tax na gis nañ ren fi nga xamante ni foofu la sëñ bi ñëwee ndax mbooloo mu takkoon ko doon xaar ci buntu dëkk bi ba fi ñu yegsee ci kër gi waaye ci noonee rek la daal di génn saafonteeg ñoom def ñaan bi mu daan def ba tax na nag ni ko imam Malick waxee gis nañ changement bërëb bi jëm ci wàllu immeuble bi am dernière génération di dalal gani waaye tamit nag nii la ñuy ànd ak yéen indil leen xew-xewu gàmmu gi am parce que ne ànd ak yéen ci champ de course ci guddi gàmmu gi ni mu ko waxee ànd ak nag li nga xamante ni moom mooy ziyaara bi daayratul mustarshidin wala mustarshidaat di am lendemain gàmmu mu tombé ak ajjuma bi kon mbokk yi lii lañ leen fi indiloon taatal leen ko fi ci seen site du 3W taysir.org ngir rek fësal leen li ngeen xamante ni moom moo nekk ci biir këru diine yi waaye nag rawatina ci gàmmul nabi bi fii ci champ de course waaye nag fii ci diwaanu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy kon ñu ngi leen di jox dig daje léegi ci kanam incha allahu rabbi ñu ànd ak yéen ci gàmmu gi tafadal bismillahi rahmani rahim. Voilà, aujourd'hui nous sommes à la cérémonie donc d'accueil, la cérémonie traditionnelle d'accueil du Daïratul Moustarchidine wal Moustarchidat et qui réserve le responsable moral un accueil chaleureux comme tous les années. Quelle est votre réaction par rapport à cet accueil? Merci beaucoup. Comme vous l'avez si bien dit, tous les ans on a l'habitude de l'accueillir à cette heure. Mais je pense que cette année est quand même assez exceptionnelle parce que il y a quelques mois seulement, son guide à lui est parti. Et je pense que l'accueil d'aujourd'hui, en tout cas moi, à ma part personnelle, je l'ai bien ressenti. Parce que c'est la toute première fois qu'il vienne et qu'il ne passe pas au milieu de la foule. On l'a aperçu de loin, mais je pense qu'on a énormément enjoy, comme on dit. Et si c'est l'émotion, l'émotion est au comble. Je pense que j'avais même demandé à ce qu'on me pose la question avant qu'il ne soit là, parce que dès qu'il est là, on ne peut pas maîtriser ce que l'on ressent.
Parce que quand l'homme décide, c'est l'homme. Mais quand c'est le cœur qui parle, c'est pas l'esprit, ça, on ne peut pas le contrôler. Et je pense que c'est ça qui fait que le link que nous avons, nous, en tant que Moustarchid, le link entre notre conscience et notre cœur par rapport à cet homme, ça, on ne peut pas le mesurer. L'effet que ça fait, on ne peut pas le mesurer. Et je pense que cette fois-ci, vraiment, on a été... S'il y a un summum, en tout cas, moi, j'ai atteint mon summum aujourd'hui. Je vous le dis, c'est la toute première fois, depuis qu'on a commencé à faire cet accueil-là, qu'il passe comme ça et que je l'aperçois de loin. Mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est une rupture. Et je le comprends. Et je pense que aussi mon cœur me permettra de comprendre. Mais c'est énormément émotif. C'est très difficile. Et je vous remercie de m'avoir posé la question. Voilà, avant tout ça, une rupture, mais aussi au moment de communion. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les cœurs ont encore ressenti. Mais l'innovation de cette année, il y a des innovations au niveau de l'immeuble qui accueille donc les invités, qui accueille aussi les fidèles, mais de dernière génération. Quel est votre sentiment par rapport à ce nouveau bâtiment? Ce bâtiment, vous l'appelez un bâtiment, c'est une édifice, comme vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lui, à sa dimension, nous, Moustarchid, tout ce qu'on fait devrait être à sa dimension à lui. Maintenant, il y en a qui voient que c'est très joli. Mais moi, je dis qu'on n'a pas encore fait quelque chose qui lui ressemble. Parce que quelque chose qui lui ressemble ne mériterait même pas qu'on l'aperçoive comme ça, non. Mais ça devait être un bijou. C'est déjà ça. Mais je veux dire que c'est absolument rien par rapport à lui. Si je ramène à lui, on n'est pas encore arrivé à sa cheville. Et ça, je vous le dis. Franchement, c'est ce que je ressens. Les gens voient ça, s'émerveillent, mais pour moi, ce n'est absolument rien. Encore, ce n'est pas encore quelque chose. Ce qu'il mérite, et je souhaite, et je suis sûre qu'il l'aura, Inch'Allah. Mais absolument rien, ça, ce n'est rien du tout. Je vous assure. Je ne peux pas prendre ça comme vous le dites, parce que pour moi, ce n'est rien par rapport à lui. Voilà, ci olof nga tënk ñu ko tey lan nga yëg ginnaaw bi sëriñ bi ñëwee te gisuñu tamit niñ daan tàmm mu ñëw ci biir nit ñi. waaw comme nu ma la ko waxee léegi yaakaar naa tey moo nekk bés boo xamante ne dinaa ko tuddee bés boo xamante ne bés xaw ma nan la ñuy waxee nag rupture si olof mais maanaam benn buum bu fi nekkoon mu am nuñ ko daggee. Et c'est très difficile au début. Si je dis la vérité tout simplement su ma waxee dëgg dama am tey benn cassure bu mag ci sama biir xol parce que tey mooy nekk bés bu njëkk depuis ba ma ko dalee accueillir ba léegi mu ñëw te gisuma ko tey la musa am ma seen ko mu sori ma lool mais sama xol fees comme ni sama xol daan feese wala mu ëpp sax ni mu daan feese parce que ci moom la et xam naa ne ci mission la ndax tey jii moom ki nga xamante ne moom mooy kilifaam mu ngi fiy doog a jóge tey jii nekk gàmm bu njëkk te moom du ko fekke mais yaakaar naa ne loolu moom moo bokk na ci li war a expliquer li nga xam ne moom moo am différence bi nga xamante ne moo doon nekk ak accueil yi ñu ko doon accueillir bu njëkk ba ak tey responsabilité moo toll noonu nangu naa ko mais sama xol nangoogul te comme man mënuma tricher du ma wax loo xam ne nekkul sama xol nangoogul mais gëm naa ne sama xol dina nangu parce que pexe amul de toutes les façons ndax nu mu def rek noonu la mais pour ma nangu ko nii je pense que tey ñu bëri ñuñ ma giseewul nuñ ma xamewul woon sax dinañ ma ko xamee mais nangu naa ko parce que moom moo toll noonu ci man li ma wax léegi waa ji nii bu fekkoon ñaari nit ñoo ko mën si yow kenn du ko mun comprendre mais ku dul moom mënu ko am ci man loolu rek laay sant yàlla. tey ñu gis ay coppite ci bërëb bi lu mel ni tabax bu bees bi ñu yeesal def ci ay yenn ci ay jumtukaay yu xarale waaye tamit di ci dalal gan yi. waaw li ma comme ni ma la ko waxee si français. lii am na ñu ko jàpp ne lu rëy la mais dama bëgg a wax ne moom li mu tollool man defaguma ko du ma wax ne Moustarchid sama bopp laa koy njëkkee man defaguma ko te loolu sama devoir la pour ma def ko te ni ma yëgee ne sama devoir noonu laa yëgee ni samay téeméeri junniy morom ñoom ñëpp noonu lañ ko yëgee moo tax lii du dara te ci kattanu yàlla li mu mérité gëm naa ne incha allahu dinañ ko mën a defi fii kañ la na xaw ma ko mais ci tànk yooyu lañ taxaw parce que li mu mérité bés bu ñëwee fii Tiwaawan ñëpp xam ne li mu mérité ñëw na lii nag dañ ko fay def nii rek parce que jaadu na am na yenn yoo xamante ni wàññi na ko waaye li ci kanam raw li bët gëm naa ne ci kattanu yàlla dinañ ñu gisal leneen loo xam ne bu boobaa du jar kenn di temps de micro pour ñu wax mais gis rek ku romb gis rek di nga xam ne lii doy na comment ça s'appelle voilà ci olof ci gis-gis dina doy tontu bu boobaa du jar laajte jërëjëf waay man maa leen di wax merci
mu mel ni delloo nañ batt ba ca ndaala lañ ñu tàmmaloon ci wàllub dalal ki nga xamante ni mooy suñu kilifa Seydi Mouhamadul Moustapha Sy tey ñu amalaat ko ban yëg-yëg nga ci am ak ci sa cofeel ci sa xol lan nga yëg tey. salaamaaleykum nuyu leen rek ziyaare leen kontaan itamit ci taxawaay bi ngeen taxaw mu mel ne bis la boo xam ne ci ñun bisu ziyaar annuel la boo xam ne at bu jot dañ koy def mi ngi mel ne tey li ñuy tuddee portable xam nga dafay soxla ñu di ko recharger nga mën a woote di mën a wuyu bis bii tamit nag ci la ñuy tabbu si suñuy pas-pas di ziyaar suñu kilifa di ci kontaan trop gàmm gi mën nañoo wax ne ñetti bis yi maanaam ñetti daje yi mooy daje yi gën a am importance ci ñun Moustarchidine yi mooy bés bëccëgu tey bii ak guddi gàmm gi ak bu ñu xëyee suba ñu di ci yëg bu baax a baax di ci amaat tamit kontaante di ko ñaanal moom sëriñ bi mu yàgg koo taxawee ndax ñun amuñu lu dul moom te itamit def na ci ñun loo xam ne fu mu mënti nekk ci këru àddina ñu dem wuyu ko fa ndax dafa def ci ñun loo xam ne nii dafa rëy ndax fexe na ba ñuy yëg suñu boroom di am suñu pas-pas di xam nu ñuy doxale suñu àddina te loolu lépp moo ñu koy jàngal kon nag mooy suñu sëriñ ci biir di suñu sëriñ ci biti kon fu mu nekk war a ñëw ziyaare ko ngir tabbu leer loolu daal moo ñu indi ñu doon ko def ay ati at nag di ñaan yàlla rek muy continuer bis bu nekk rek yàlla di ko defal ndam di ko defal sutura di ko defal wér. tey li nga xamante ni mooy bâtiment bi nekk fii nekk lu yees mu nekk sac waaye tamit ñu gis ni ñëpp kontaan nañ ci seen xol sedd na ci di fi dalal gàmm gi mu mel ni ak yeneen yi ci am yëpp ci li mu tënk yow lan la def ci sa xol. xanaa kontaan ci lool rek xam naa ne moom bu soobee yàlla mën naa jël ay gan yu bëree bëri waaye ma di leen xamal ne lii commencement la rek tàmbali la ndax Serigne Moustapha fii la nekk Tiwaawan fii la dëkk si Tiwaawan te dafa fas yéenee defar Tiwaawan wàññi boo gis nag ci benn lay tàmbalee kon ñi ngi ñaan rek li mu naal ci lu baax ci wàllu réew mi rawatina fii ci Tiwaawan yàlla na ko yàlla sagal dimbale ko ci waaye ñun ñëpp a ci kontaan ku seen lii rek da nga ci kontaan xam ne lu war a yell la lu war a mën a nekk la ci dëkku Seydi El Hadji Malick bii muy Tiwaawan ndax Tiwaawan kat dëkk la boo xam ne képp koo xam ne yaa ngi def mawlid di ko dundal tey Seydi El Hadji Malick moo la ko jàngal kon nag arab dafay wax ne al fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi nee na daal dëgg ngërëm ak cant ñu ngi koy delloo ki nga xam ne moo sos lu baax ña leen di roy suñu demee ba jongante leen ci roy ga tamit fadlu ba rek ma ngay commencé te lil mubtadi te mooy Seydi El Hadji Malick kenn du moom lii lépp moom la moo tax Tiwaawan fii dara jomb fi te tamit léppay ñëw wàññi boo gis nag li ma la ko waxee ci benn lay commencé yàlla nañu yàlla mottalil sàmmal ñu Serigne Moustapha wéral ko li mu yéene waxuma la ci Tiwaawan waxuma la ci Sénégal waaye ci àddina sépp yàlla na ko yàlla jàppandi. amiin jërëjëf.